ci télévision Futurs Médias nga jiite ndaw ñi ak construction citoyenne mu nekk lu am solo ndax tey mën nañu jàpp ni am nga ci taxawaay bu am solo par rapport ak li nga xam ni président de la République amoon na ko yaakaar ci yow. jërëjëf Papa Ngagne maa ngi lay santaat bu baax a baax ci déjà invitation bi fi nga xamante ne mooy Faram Facce comme ni nga ko waxee présenté ko ma jàpp ne émission la boo xamante ne Sénégalais yi wax dëgg yàlla sopp nañ ko lool te waxtu bi bu jotee ku ci nekk yaa ngi toog jàkkaarloog sa télé di ko seetaan question bi nga posé nag lu ci am solo la puisque day laaj ma wax sama bopp ma wax li nga xamante ne tey yaakaar bi ñu amoon ci man ci président de la République bi mu may tànn bi ma tabb ministre de la jeunesse de la construction citoyenne de la promotion du volontariat ndax yaakaar boobu est-ce que maa ngi koy réaliser am déet jàpp naa ne ci li nga xamante ne tey mooy orientation yi nga xamante ne jox na ma ko bi may tabb ministre de la jeunesse ci orientation yooyu lañ nekk puisque dañuy jàpp ne nag ci ministre de la jeunesse de la construction citoyenne de la promotion du volontariat taxawaayam dëgg ci ñetti xayma rek lañ koy def benn bi mooy jeunesse benn bi nekk citoyenneté beneen bi nekk volontariat donc triptyque boobu noonu boo ko jëlee tey téye ko dina am jeunesse boo koy jàngat day am transversalité bu bëree bëri boo xamante ne da ko ci am ci lii nga xamante ne moom moo jëm ci biir gouvernement bi ci yeneen département ministériel yoo xamante ne ku ci nekk am na ci yoo xamante ne dañ liñ leen dénk pratiquement ndaw ñi rek lañ koy defal nga ñëw aussi ci construction citoyenne mu nekk pàcc bi nga xamante ne jàpp naa ne moom moo ëpp solo ci lii nga xamante ne moom lañ ñu dénk puisque loolu mooy indi président de la république lim ñu sant mooy soppiwaat tabaxaat jikko yi nga xamante ne tey moom la Sénégal le ministre loo ci def ci tabax jikko yi lan la ci sa ministère def lim ci def bari na maa ngi la ci déglu lim ci def bari na tàmbali nañ ko d'abord ci programme boo xamante ne tey bi ma yegsee rek loolu la engagé service yi nga xamante ne ñoo nekk ci ministère de la jeunesse mooy ñu tëgg programme boo xamante ne dañ koy tuddee programme national de la construction programme nga toll ci noo xam ndax ci programme nga toll boo yegsee ba def état des lieux di nga xool ci programme nga toll bu baax non du programme dama lay wax fi nga xamante ne foofu lañ jaar maanaam bi ñu yegsee fi ñu jaar mooy xool xam ne li ñu dénk il nous faut ñu tabax benn programme national boo xamante ne mooy construction citoyenne jaarale ko ci service bi nga xamante ne moom lañ dénk boobu wàll ci suñu ministère muy le service ci lu concret ci lu ñu teg loxo ci lu concret xam nga balaa ngay wax concret bi il faut d'abord nga xamloo nit ñi construction citoyenne nekk na ñi ngi koy gën a xam ci lu concret ci lu ñu mën teg loxo nekk na œuvre boo xamante ne Papa Ngagne construction bu lente la construction bu yéex puisque ay jikko ngay defar booy defar jikko du nekk loo xamante ne da ngay làmb léegi daj ko puisque ci wàllum comportement la loolu dafa am ay aspects yoo xamante ne moom lay laaj lu jëm ci civilité lu jëm ci civisme xam nga wax fi Sénégal concret donc ma ñëw nag fi non ma ñëw nag xam nga ma ñëw nag léegi ci programme bi nga xamante ne moom moo ci nekk programme boobu ñoo ngi koy def ci école yi di ko def ci quartier yi di ko def ci espace yi nga xamante ne yëpp Sénégalais yi war nañ faa mën a am une éducation boo xamante ne tey méngoo naag un citoyen modèle loolu service civique national am ci benn pàcc bu am solo boo xamante ne tey am na ci programme boo xamante ne da ko mixé sax mu nekk formation des volontaires xam nga volontaire boo koy formé dafa am jikko yoo xamante ne tey moom ngay def ci moom ba ëllëg bu génnee nekk un citoyen modèle dañ ci organiser ay rencontres yu am solo yu baree bari yoo xamante ne ba léegi ci bilan bi mënoo ma ci tegal dara ni ma lii lañ def bilan bi mënoo ma ci wax dara ñu avancer kon s'il vous plaît non bilan bi ma léegi Pape Ngagne non monsieur le ministre li ma bëggoon nga boobu ba léegi maa ngi lay bàyyi yaa ngi wax li ma bëggoon nga comprendre rek mooy construction citoyenne waaw parce que dama ni ma moo ci ëpp solo li ci ëpp solo laa lay déglu ba léegi te waxoo ma ci dara lu am solo ci construction citoyenne boobu waaw li ci ëpp solo liñ ci def mooy wër ci réew mi ci kuréel yi nga xamante ne tey jàpp nañ ne war nañ mën a participer ci la construction de la citoyenneté maanaam yar nit ki ñu tàmbale ko diagnostic ko nag xam ko bu baax xam ne la suñu kër diine yi maanaam la communauté religieuse bu Sénégal kilifa diine yi ñoom ñoo ñu jiitu sax ci li nga xamante ne ñoom ñooy defar doomu aadama ba ñu ñëwee rek dañoo def une tournée c'est que foofu noonu du loo xamante ne wax naa la ko du looy làmb di ko daj maanaam comme bâtiment boo ñëw tabax xam ne lii man maa ko fi def mais wàllum éducation la boo xamante ne dañ koy inculquer nit ñi pour lii nga xamante ne tey moom mooy
valeurs yi nga xamante ne moom la suñu mag yi démb yi amoon ñu fexe ba delloo si ko ci ndaw ñi waaye nag delloo ko ci askan bi yëpp chef religieux yi am ci pàcc bu am solo ñu dem ci ñoom def ci tournée ànd ak ñoom lëkkaloog ñoom ci li nga xamante ne mooy valeurs yi war a dellu siwaat ci biir réew mi ñu mun koo tasaare ci réew mi yëpp waaye tamit mu am nag ay formation yoo xamante ne monsieur le ministre xam nga ni wax jee bari waaye waxoo fi lu ñu mën a jàpp nga baal ma léegi s'il vous plaît parce que aussi bu ñu la toppee ci loolu dafay xaw a gën a yaatu monsieur le ministre pal gi ci mérite la tegu wala ci mbokkoo la tegu xëy na jombul président de la république moom sañ-sañu fal ku ko neex mais ku la dégg ngay wax bëgg naa ñu xam ndax pal gi parce que itam am na yeneen kàngam yu nekk ci biir gouvernement bi wala ci biir APR plutôt ñoo xam ne ñu ngi ci APR nekk fu nekk pal gi laa bëgg nga leeral ma rek ndax ci mérite la tegu wala ci lan la tegu pour yow. waaw loolu nag en général sax émission bu ma ci def dinañ ma ko ci laaj. ah lu kon doy na am na tontu boo xamante ne moom laa ci jël mais yaakaar naa ne cette fois-ci dinaa ko clore jàpp naa ne man li ma jàppee sama bopp citoyen sénégalais la. nekk un jeune sénégalais am aptitude yi nga xamante ne tey war nañ maa mën a tàbb jëwriñ wala leneen ma nekk it citoyen boo xamante ne dama engagé wu politiquement bokk ci parti bi nga xamante ne moom la président de la république monsieur Macky Sall jiite muy alliance pour la république bokk it ci ndaw ñi nga xamante ne démb dañoo choisiroon. mais du yow rek. waaw dañoo choisiroon répondre à l'appel de la république bi ko président de la république lancé. président nag askan bi fal ko. jox ko it ay prérogatives. yoo xamante ne moom rek am sañ-sañ. xool ku ko neex ci réew. mu tabb ko maanaam jox ko confiance am tabb ko ci yenn poste yi nga xamante ne moom ci boppam moom moo ko moom. waaw ma jàpp ne moom kon man dama bénéficier wu exclusivement. de la confiance du chef de l'État nga xamante ne moom ci boppam moom moo tànn comme ni ko millions de Sénégalais. d'accord amee mérite pour def ko. waaw jàpp naa ne kon sama relation ak son excellence monsieur le président de la République. relation. waaw citoyen sénégalais la. d'accord relation. monsieur le ministre camarade de parti. d'accord relation tey nag. d'accord ma bénéficier wu ci confiance bi nga xamante ne. am naa ko yokku ci nga bokk benn maam ak Marème Faye Sall. loolu xam nga mbokk la. waaw deret. dama déggul nga wax li ma bokk ak la première dame mooy deret loolu ça n'a rien à voir avec la politique puisque jàpp naa ne loolu nag du moromi politique mbokk bi ma bokk ak moom. d'accord du moromi politique. ok waaye kenn mënu koo jaxaseeg politique puisque nag nit ñi dañuy fàtte. ok la première dame ni ñu koy catégoriser man am naa beneen mandarga boo xamante ne moom laa koy catégoriser ci militant ak premier responsable yi nga xamante ne ñoo nekk ci suñu parti bi la première dame da ci bokk. puisque nag nekkul rek dame première dame mais dafa nekk koo xamante ne tey militant engagé bu parti alliance pour la République. ba léegi laajuma la ci première dame ci yow laa lay laaj. donc li ngeen bokk. yow yaa ma ko wax ci deret mbokk gi nekk li ñu bokk moom. waaw loolu kenn mënu koo dindi. ok kenn mënu koo dindi kenn sañu koo dindi te dinañ ko dox ba mu mot ca la ñu bokk waaye da nga maa dégluwul sànq bi may njëkk a wax dama ne je bénéficie de la confiance exclusive du président de la République maanaam. confiance yi président de la République. d'accord rek moom moo am sañ-sañ. voilà tànn ma tàbbu ma foo xamante ne moom moo ci nekk. waaye amalgame boobu nga xamante ne ñoo ngi koy def ak première dame jàpp naa ne wax dëgg yàlla jotewul ci lenn loo xamante ne mooy ci action publique bi nga xamante ne ci lañ nekk di accompagner son excellence. monsieur le ministre dañu génn ci ay vacances citoyennes depuis 2000 ak Modou Diagne Fada mosuñu dund vacances citoyennes yoo xam ni amul benn engouement ren lañ ko gis ak yow. problème mu incompétence la wala problème mu yaa ko bëgg a def ci sobriété wala lan moo xew ci vacances citoyennes yi nga xam ni daanaka Sénégal ñi ngi may déglu mais ñu ci bëri daanaka yëguñu ne sax vacances citoyennes am na ci réew mi. loolu nag Papa Ngagne yaakaar naa ne ku ci nekk rek da nga am say style bopp. bu ñu la falee ba pare dénk la yëf am na loo xamante ne nag sa touche personnelle mënu caa ñàkk. waaw mais na gën ñi fi nekkoon nag. engouement. ça dépend ci nit ñi tuddee engouement nit ñi définir engouement am na li nga xamante ne moom moo amul ci vacances citoyennes yi am na loo xamante ne dama ko ci dindi mooy maanaam. folklore ba. waaw folklore ba te bañu ma ko nag bañu ma sax folklore puisque nag dama jàpp ne
musique boobu nga xamante ne tey ñoo ngi ko ci doon def. vacances citoyennes. vacances citoyennes. nga ni dañ ko ci génne. war naa mën a am lu mel noonu. dañu ma ko waaye dama jàpp ne orientation yi ma am ren boolewuma ci loolu du loolu rek laa dindi Papa Ngagne du loolu rek laa dindi nit ñi loolu rek lañ gis xam nga da doon am une caravane boo xamante ne tey ci lu baree bari ci liñ ko doon fekkee ñu ko doon fekkee ministre bi dina doon accompagner wul presque lu mot 50 personnes ren loolu dama ko dindi dama dem ànd ak sama cabinet lu tax dindi bi lu tax. parce que dindi bi dama jàpp ne le contact direct avec les objectifs bi moo ëpp solo objectif bi ñu. donc ñoom ni ñu ko doon defee moo baaxul woon ko. non waxuma ne baaxul fi nekkoon. waxuma ne baaxul moo tax ma ne la style moo tax ma ne la style ku ci nekk ak style bi nga am dama jàpp ne man objectif général bi am naa yoon boo xamante ne moo gën a gàtt ci man pour ma atteindre ko kon man yoon boobu laa jël ak délégation boo xamante ne tey délégation bu ndaw la waaye moyens yi ñu dégagé pour mettre ko nag maintenant ci biir vacances citoyennes yi dem directement ci objectif bi nga xamante ne tey moom lay recherché man mooy objectif yi contact direct avec la jeunesse dans une tournée nationale dem d'abord waxtaan ak ñoom. partager ak ñoom. mais monsieur le ministre yow li ngay wax nii mi ngi gën a yomb ci nga indi leen artistes yi mën a def sa message ni ko ñenn ñi fi nekkoon doon ko defee. mais soo ma waxee ni ma loolu nga fi dindi. lii nga fi teg loolu modèle la boo xamante ne ñoom bi ñu ko defee xëy na atteindre nañ seen objectif mais man dama am beneen modèle boo xamante ne du xumb lool waaye objectif bi ma ci doon wut man est-ce que am naa comme déet. laaj naa la ko. jàpp naa ne atteindre naa. mooy ban objectif. mooy objectif yi dem saafonteeg la jeunesse sénégalaise dans toute sa dimension nag ci li nga xamante ne tey mooy ni ma koy faral di waxee la jeunesse silencieuse maanaam jeunesse silencieuse boobu nga xamante ne dem nañ ba jàpp ne sax boolewuñ leen ci li nga xamante ne moom lañ leen di téye boo gisee tournée bi yëpp am na li ñuy tuddee ci suñu réew mi ay daayira ak ay kuréel yu bëree bëri te nekk une jeunesse boo xamante ne ci diine ji lañ jëmal seen bopp li ñuy yëg état en général dafa dul bëri ma dem ak ñoom en contact toog ak ñoom waxtaan ak ñoom jox leen aussi information yi nga xamante ne moom la mécanisme état yi mettre en place pour def seen promotion ñoom ñu wax ma fan lañ ci toll ci degré d'information fan lañ toll ci degré approprié wu lii nga xamante ne mooy opportunité yi état bi mettre en place pour ñoom ak li nga xamante ne ñoom xëy na am na ci ay yeneen xalaat yoo xamante ne am nañ ko war ko proposer le gouvernement puisque dama jàpp ne nag président de la république ci orientation yi ma jox bokk na ci mu ne ma monsieur le ministre moi je considère la jeunesse sénégalaise comme une force de proposition force de proposition nag balaa muy nekk force de proposition dëgg day am cadre boo xamante ne dina mën a daje ak les pouvoirs publics waxtaan ak ñoom échanger ba proposer